téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm ci seen xibaaru njolloor si soo leen taaxirlee tuuti ñu faram fàcce leen lu ci gën a fës. bokk na lu ci gën a fës ci xibaar yi mooy UMS di Union des magistrats sénégalais njiit yi di Ousmane Chimère Diouf dem janoon na ak taskatu xibaar yi di ñëw bu baax a baax ci wàllum indépendance de la justice mu jàpp ni indépendance de la justice am na lu soxal mbirum Souleymane Téliko bi nga xamante ni dañ ko affecté ca fi nga xamante ni moom moo di ca Tambacounda. Souleymane Téliko waa UMS jàpp ni mbir mi du sanction ndax Souleymane Téliko tamit moom fexe na def na lu mu mën jamono ji waaye tamit mbir mi mooy saisiru leen. dañu àddu tamit ci xibaar yi mooy coow li nga xamante ni mooy lëmbee poste rawatina poste finance détournement yi nga xamante ni am na fa directeur général bi di Abdoulaye Bibi Baldé ci janoom ak taskatu xibaar yi ni fukki milliards ak juróom-ñaar jàpp fukki milliards ak juróom-ñett mooy masse salariale bu poste. te loolu ëpp na loolu li nga xamante ni moom moo di gafaga poste nu mu toll loolu yëpp daan si ànd si biir xibaar yi ak moom ak compte rendu bu Boubacar Dia. leneen li ñuy waxtaanee ci wàllum xibaar yi mooy CIS di club des investisseurs du Sénégal ñoom dem ñun doon amal lël jëm tamit ci taxawaayu lépp lu jëm ci wàllum cuir ñoom saag ak ñoom dàll ak yooyu rawatina dàll yi nga xamante ni ak saag yi nga xamante ni dañ koy defaree. ca ngaay mbexe waa CIS ni mbir mi foog ñu xool luñ koy gën a joyantiwaatee su ko defee cuir tamit mën a jëm kanam ci réew mi dañu jeexalee li gën a fës ci yéenekaay yi ak Baba Ndiaye soo leen taxalee tuuti ñu faram fàcceel leen ko. mbokk yi seetaan ITV di leen dalal jàmm seen xibaaru 12h45 yi di xibaaru njolloor si nga xamante ni dañ koy tàmbali ak rassemblement bi nga xamante ni Y'en a marre FRAPP ak tamit ñeneen kuréel ñoom woote nañ ko ñetti waxtu su jotee ba juróom-ñaari waxtu ci allée du centenaire rawatina ca rond-point bu Vieux Seng Fay loolu nag waa Y'en a marre woote li ni mel di ñaawlu baax a baax taxawaayu yoon si réew mi. ndax lañ jàpp ni pouvoir bi dafay instrumentaliser justice moo tax ñoom tey jii si ñetti waxtu nu ma ko waxee ci allée du centenaire dinañ fa amal rassemblement ngir ñaawlu lu ni mel. wàllum yoon nañuy dese ni ba tey ak kuréel gi ëmb magistrat yi di UMS di Union des magistrats sénégalais ñun doon janoo ak taskatu xibaar yi di ñëw ci tolluwaayu li nga xamante ni moom moo di indépendance de la justice ci njiit li. Ousmane Chimère Diouf bi nag nekk sorteem bu njëkk ginnaaw ba mu fa wutu Souleymane Téliko ci bopp UMS Ousmane Chimère Diouf àdduna tamit ci wàllum affectation bi nga xamante ni affecté nañ ko Souleymane Téliko nekkoon magistrat tamit ca cour d'appel bu Thiès léegi ñu yóbbu ko ca Tambacounda mu jàpp ni mbir mi du sanction ñu teewlu Moussa Mané ci caméra bi Bara Sow. ñu faral di dégg ni lii di yoon te deewul njaaxanaay looloo waral ba bureau bu beesu Union des magistrats du Sénégal ci seen ndaje ak taskatu xibaar yi daldi ci indi ay leeral. li ñu mën a wax rek mooy jamono ji coow bari na ci dëkk bi coow bari na ci wàllum justice parce que ni ñuy waxee ci justice la justice dafa mel ni heure bu ñuy wax ci moom rek du waxin boo xam ne li ñuy liggéey ñun jaar na ci yoon te loolu xëy na li ko andi mooy ñun yoon mayuñu bis bu ne ñuy wax. yoon mayuñu ko moo tax bis bu nekk nag nit boo tàmmee dégg dara tàmm dégg ñu naan justice lañ la siy wax rek nga mën a dégg. daanaka ay fan a des ngir ñu amal lii di élection locale yi moo waral ba kii di président bi dellu si taxawaayu magistrat yi saa su élection amee. dañoo bëggoon wax ji tamit leeral leen ñun ñooy def liggéey bi ñu koy defee si élection présidentielle élection législative élection locale yi mooy ñëw. lenn dañ ko bëgg askan wi mu xam ko bureau de vote yi ñoom bu ñuy def seen dépouillement mooy bu fekkee ne ñu ngi commencé di tàmbali di compter ku si nekk loo am kenn su ñun fekkewu ko du ñu fa taxaw amul benn magistrat bu taxaw si bureau de vote bu ñuy def dépouillement ñoom bu ñu defee seen dépouillement ba pare te bu ñu koy def képp koo xam ne bokk nga si élection bi muy liste de candidats am nga fa représentant am nga ku la fa toogal. donc ñoom ñooy def liggéey bi ñoomal président bureau de vote yi ñun nekkuñu fa. UMS nekk ab kuréel bu ëmb mbooleem magistrat yu nekk ci biir réew mi ñoom nag ñu tolloog juróom-ñetti magistrat ci seen bureau bi lee
président bi nag assemblée générale bi moo koy fal ci lu tolloog mandat wu ñaari at. Moussa maa leen di la jaajëfal bu baax a baax ñu àddu jëm ci coow li nga xamante ni moo lëmbee poste Abdoulaye Bibi Baldé nekk directeur général bi moom dem génn na si tekkaaralam ni coow li nga xamante ni moom moo am poste ak wàllum luubal yeeg yooyu lu fa yàgg la moom mi nga xamante ni atum 2019 ba léegi mu ngi fa mu jàpp na ni mbir mi jiitu na loolu laata président Macky Sall di ko fal mu nekk directeur général bu poste mu jàpp ni boobu la entreprise dañ ko war a saytuwaat war ko gën a defaraat su ko defee jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund jëm ci wàllum trésorerie ñu mën ko saafara. Boubacar Dieng, Seydina Mbaye. Le contexte actuel me fait prendre la parole afin d'éclairer l'opinion, mais surtout ay leeral yi mu tàmbalee bi muy door ci poste ci weeru avril atum 2019 ak mission yi mu war a doxal wante fan yii nag poste coow li bari na fa lool lu ni mel directeur général bi xam na ni comprendre na ko. poste am na jafe-jafe liggéeykat yi aussi léeg-léeg dañuy yàkkamti am résultat parce que dañu gis ne chaque année ñu ngi am ay pertes li ñu doon amatu ko parce que ñoom ñoo nekk ci guichet yi dañuy xam ne exactement aussi situation bi donc frustration bi daanaka bëri na mais loolu yëpp on peut comprendre ça xel mun na ko nangu mais li ñu mënul comprendre li ñu mënul nangu que malgré loolu chaque jour am na ay manifestation am na ñiiro am na ŋaayoo am na vraiment heure bi ñun ñëpp waruñu ko tal. ay liggéeykat di sàkku seen njiit tekki ndombal tànkam Bibi Baldé di xam ne ni fi mu toll nii nag ak coow yi am ci kër googu yépp mënta tekki ndombal tànkam waaye itam mu jàpp ni yooyu la coow nekkul li baax ci seen kërug liggéeykaay googule. parce que même suñ doon xeex pour d'ailleurs peut-être moo tax duñ ci xeex pour améliorer suñu condition de travail heure bi daanaka poste mënul def dara parce que dañu suux on est au fond état bi moo ñuy jàppale moo ñuy dimbale pour ñu génn ci moo ñuy accompagner. moom la jiite poste nag ñu koy joxoñ baraamu tuuma ni moo santaane ñu dóor benn délégué syndical mu weddi li nu mel teg ci ne dina indi ay dogal yu am solo. problème violence bi ci poste commencé na am ay ampleur yow maa ngi koy ñaawlu te dinañ ci jël ay mesures violence yooyu nag du xeex kese parfois verbal bi nga xam ne day démotiver personnel bi da leen di tere liggéey loolu yëpp baaxul ci suñu entreprise dinañ ci jël ay mesures yu fortes ñu dañ koy appliquer aussi sans état d'âme quel que soit ñi ko sëkk loolu aussi c'est important c'est pas parce que ay syndicalistes la que kenn du leen wax dara. ngir indi ay leeral ci directeur poste finance bi mu tekki ndombal tànkam Abdoulaye Bibi Baldé di xam ne ni nag li tax ñu def ko mooy ak luubal guñ fa nemmeeku te mu tolloo ko milliard ak genn wàll xam ne ni itam boobule koppar dinañ ko fay ba mu mat sëkk. Boubacar Dieng dañuy dese ni ak Abdoulaye Baldé directeur général bu poste àddina ci masse salariale bi nga xamante ni bu poste dafa jéggi dayoo ndax masse salariale bi toll na si fukki milliards ak juróom-ñaar jàpp fukki milliards ak juróom-ñett lu waral li ni mel mooy recrutement yi nga xamante ni président Macky Sall si boobam sax barki démb mu ñu ko doon joytu bu baax a baax ci entreprise publique yi Abdoulaye Bibi Baldé ci micro Boubacar Dieng ak Seydina Mbaye indi na si ay leeral ñu teewlu ko. Effectivement poste. suñ ko sur le plan juridique bu dee yoon kese la ñun sax existé wuñu parce que sur le plan juridique dañu war a tëj suñu boutique yi waaw amatuñ parce que voilà donc mais état bi moo ñuy jàppale moo tax ñun ñëpp dañu war a coopérer ak état parce que moo tax ba léegi ñu mun a liggéey tey suñu besoin personnel méngoowul ak suñu am-am suñu koom-koom ren soo xoolee lu ñuy liggéey par année à peu près 8 milliards la suñu masse salariale mu ngi 18 milliards
donc gap boobu c'est-à-dire ni ñuy dundee kuy c'est comme day mel ni dañuy leb xaalis pour dund donc au-dessus de nos moyens parce que tout simplement état bi mooy ñëw à notre secours et donc loolu nag à un moment donné dañuy épuiser suñu ressources yëpp donc dañu war a am benn taille bi nga xam ne moo méngoo ak suñu am-am suba suñu amee ay ressources nouvelles suñu amee mun nañu recruter mais effectivement suñu masse salariale suñu personnel ak suñu charge ak suñu produit vraiment am na fossé donc ala kulli ali soit tey wala suba ak avec la décision de l'État seen orientation il faut ñu xoolaat mbir mi donc il faut ñu gën a réorganiser suñu ressources humaines yi. waaw bu weesoo restructuration boobu ndax poste askan ñu bëri jàpp na. dañuy àddu jëm ci wàllum PUDC Promoville ak PUMA waa ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñoom ñu doon saytu bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum inégalité sociale ñu fexe ba daal ñëpp doon benn mbir mi toll moo tax ñoom ñu bëgg indi ay stratégie yu bees ngir mbir mi mën a jëm si kanam mu nekkoon si teewaayu Younoussa Gueye ak Seydina Mbaye. Cet aspect dans la décentralisation. li sababoon waxtaan wi bokk na ci càmbar liggéey bi waa PUDC Promoville ak PUMA ànd sumb ngir indi ay saafara ci jafe-jafe askan wi nekk ci biir réew mi. li ñu gën a jàpp ci juróom-ñaareelu jotaay wile mooy ndogal li jiiti réew mi jël ci sakkute fi ñiy bokk ci waa COPIL ngir yokk budget bi ñu jagleel waa Promoville ak yéenay lëkkaloo ak bànqaasu ministère yi nekk ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci kaddu kii di Samba Ndiobène Ka di ministre bi ñu dénk développement communautaire ak équité sociale. comme ni ngeen ko xamee programme yi ñu yore dafa nekk programme yoo xam ne dafa laal ministère yu bari dafa laal ministère du transport dafa laal ministère de la santé dafa laal ministère yu bari ci biir réew mi donc intervention yu mel nii soo koy def day baax nga échanger ak département yooyu yëpp pour que benn ñu mën a am yaxanal bi ñu bañ a am dispersion wala ay doublons mais ñaar aussi ñu mën conformer wu ci stratégie par département ministériel moo tax ñu mettre en place comité de pilotage bi nii et ñu ngi sant yàlla nag surtout ci intérêt bi nga xam ne membre du comité pilotage bi am nañ ko parce que comité de pilotage bépp bu ñu mas di am muy par visioconférence muy en présentiel dañu gis l'ensemble des membres seen participation tamit desul ci gannaaw parce que dañuy def ay suggestions dañuy indi ay observations mais aussi dañuy def ay recommandations loolu. ngir liggéey bi gën a yem jaruñ ji noppi na ngir gën a raxtaxal waaye dëgëral liggéeyu kuréel gii di COPIL. voilà par rapport ak amélioration yi nga xam ne comité de pilotage bu tey bi commencé na ko évoquer bokk na ci surtout programme yi continuer di lëkkaloo ak service technique yi nga xam ne ñoo nekkal état ci département yi ci région yi par rapport à loolu aussi dañ ciy sant yàlla parce que déjà bu dee programme équité sociale lépp loo xam ne wàllu bourse de sécurité familiale projet bi nga xam ne moo yore filets sociaux yi affaire incendie affaire jàppalante askan wi à la base foofu noonu déjà mettre nañ en œuvre programme bi parce que bu njëkk dañu doon jël ay millions yu bari di ko fay ay opérateurs sociaux ay privés suñu suivre programme bi ba benn moment gis suñu seen bopp ñu bàyyi mais bi yoon dañu ne leen ñii ay agents de l'État lañ kon il faudrait que ñu impliquer leen ci mise en œuvre bi sant yàlla programme boobu actuellement mën naa ne la quasi totalité incha allahu taala suñu ay services ñoo koy def. ngir seen yéene ci askan wi antu ñi bokk ci comité bi jàpp nañu foofu waa PUDC Promoville ak PUMA way di liggéey di xàccandoo ak dóorandoo ngir taxawu askan wi ci seen i jafe-jafe. mu nekkoon Younoussa Gueye ak Seydina Mbaye mi nekkoon ci caméra bi ñi nga xamante ni dañuy jëfandikoo yàpp mbaam na seen xel dal ndax ministère bi nga xamante ni moo amee wàllum élevage mu ngi dalal seen xel ndax état wu Sénégal dina dugal si lépp lu jëm ci wàllum yàpp mbaam lu ëpp juróom-ñetti milliards si suñu xaalis ngir mbir mi mën a dox bu baax a baax ki wax li ne mel di Ali Saleh Diop moom mooy jëwriñ gi amee wàllum élevage ak production animale ki taataan ay kàddoom di Mamadou Lamine Fati. président de la république bi mu leen waxee ne ba pare mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk dafa am loo xam ne daf ko jëmmal niñ daan defare opération tabaski dañoo fas yéene bés ni ki ren ñuy taxawal opération Noël
Le 16 décembre mooy démarrage opération Noël 2021. lii ñu wax ne dañu indi tey aliment de bétail jox ko ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci filière bi maanaam point de départ la pour wax leen solo si nga xam ne président de la république amal na bés bii tey mu jox ñu lii ñu indi ko jox leen ko wax ne moo leen ko jàppale ci liggéey bi ngeen nekk di def. bu ñu fi ñëwee également dañ leen a bëgg a àggale ay décisions yoo xam ne président de la république daf ko jël lenn li nag mu jagaleel ko mbaam. au niveau du ministère de l'élevage ñu ngi liggéey ci taxawal site boo xam ne pôle la bu élevage la l'ensemble des activités bu élevage bu boobaa du am nag fii du am xaj ak seet dafay am place boo xam ne ñëpp a fay nekk doom muy nag muy xar muy béy muy mbaam ñëpp effectivement nekk doom. ñu àddu jëm ci wàllum tolluwaayu mbas mi ci réew mi tey nag mën nañ wax ni su fekkee ni mën nañ jàpp ni junni test ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñaar li nga xamante ni mooy fukki nit ak ñeent ñoom ñoo ci am cas positif fukki nit ak ñeent tamit mu ñoo ci am transmission communautaire juróom benn nit am nañ ci tan ñaari cas grave ñoo nekk ci service de réanimation yi. si bisu alxames dem bi amul kenn ku ci ñàkk bakkanam jëm ci wàllum feebaru mbas bi fii ci Sénégal ñu àddu jëm ci wàllum der ñoom dàll ak ñoom saag ak yooyu lépp lu jëm ci wàllum cuir dafa soxal waa club des investisseurs du Sénégal di CIS moo tax ñoom dañ gëm ni lépp lu jëm ci wàllum made in Sénégal foog ñu koy gën a bàyyi xel bu baax a baax moo tax waa CIS ñuy rafetlu bu baax a baax taxawaayu dëkk bi nga xamante ni moom mooy Ngaye Mékhé ndax ku ko wax rek sa xel dem ci ay dàll ak ñoom seen ak yooyu ñu teewlu ci Mame Alassane Laye Seck ci caméra bi Augustin Mandan. ay dàllu der yu rafet der boobee sax bokk ci li nga xam ni mën na suqali réew mi di Sénégal ki nga xam ni mooy vice-président du club des investisseurs du Sénégal bëgg ñuy gën di jëfandikoo li nga xam ni ci dëkk bi lañ koy defaree. Vous savez que nous faisons. dañuy def benn yoon ci weer bi ab ndaje bu ñu tuddee alxames du 6 tey nag ñuy bëgg waxtaane li nga xam ne moo di der te der boobu jàpp nañu ni mën na suxali Sénégal boo xoolee militaires yi ak ñu bari seen dàll yi der lañu koy defaree te boobu la der am na fii nii ci Sénégal. Des forces de sécurité pourraient être faites à Mbékhé. Ngaye Mékhé nekk dëkk bu ñu ràññee loolu ci defarub dàll ki nga xam ni mooy seen maire bëgg gën di tàggat ndaw ñi ak ñi nga xam ni ñoo koy defar yombalal leen li nga xam ni mooy der boobule. Et Ngaye Mékhé est le temple. Ngaye Mékhé nekk dëkk boo xam ne ràññee nañ ko lool ci defarum dàll moo tax war nañu leen jàppale ci tàggat ndaw ñi waaye itam fexe ba ñu am der bi ci nu mu gën a yombee ngir ñu mën koo jëfandikoo. Et que le Sénégal puisse tirer son épingle du jeu au niveau de cette filière. Club des investisseurs du Sénégal bëgg gën di jëfandikoo li nga xam ni ci fii ci Sénégal lañ koy defaree lu ci mel ni der ndaxte Ngaye Mékhé nekk na lu ñu ràññee lool ci defarub dàll boobule te sax bëgg nañ muy gën di wéy ba ci biti réew. am na solo bu baax a baax dañuy jeexalee lu gën a fës ci yéenekaay yi rawatina tamit bés bi le jour ak tamit bis bu nekk lu muy gën a fës ci xëtam bu njëkk ñu ànd ci ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca Yewwi Askan Wi ñoo bëgg yóbbu njiitu réew mi Macky Sall ci kanam haute cour de justice ndaxte Ousmane Sonko ki gaayam ci bés bi la journée moom Macky Sall njiitu réew mi daa war askanu Sénégal gépp ci seen janoon taskatu xabaar ni ki démb la ñu fësal ni ab pétition la ñu bëgg a sàpp ci réew mi jagleel ko Macky Sall njiitu réew mi waaye Yewwi yamuñ ca ndaxte nee nañu beneen plainte la ñuy jël lal ko ci kaw Djibril Ngom di waaji fàqoon na seen liste yi ca Matam bés bi la jour dégg li gaay groupe E-Media bi ne bëgg-bëgg waa Yewwi nag boo mayul du sotti ndax Macky Sall njiitu réew mi constitution bu Sénégal moo ko garanti
aar ko teg ci source ne waaye Yewwi kay ñaari guerre lañu samp ci réewum Sénégal benn bi ñu jëmale ko ci Djibril Ngom ba ca des jëm ci njiitu réew mi Macky Sall Les Économies Yewwi kay nee nañu pétition dëgg lañuy samp ci réew mi fas yéene yóbbu Macky Sall njiitu réew mi ci kanamu haute cour de justice ndaxte nee nañu moom Macky Sall daa war askanu Sénégal gépp La Tribune ne ginnaaw dalal gi mu def Djibril Ngom di waaji fàqoon ak liste coalition Yewwi Askan Wi ca Matam looloo meral ba futt coalition Yewwi Askan Wi ba tax ñu ne seen bëgg-bëgg mooy daaneel nguuru Macky Sall bi ndaxte ñoo Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Malick Gakou waaye Yewwi daal ci kaw gàttal nee nañu pétition dëgg nag la ñu samp ci réew mi ginnaaw ba nu ko siifee ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg mooy askanu Sénégal gépp siife ko bu ñu noppee saisir pencum ndaw réewum Sénégal ngir yóbbu njiitu réew Macky Sall ci kanamu haute cour de justice ñoom waaye Yewwi Askan Wi yamu ca ndaxte nee nañu bataaxal dëgg nag la ñuy def jëmale ko ci Union africaine ngir jébaane Macky Sall ndaxte gaay nee nañu moom Macky Sall bi yayoowul sax jiite réewum Sénégal waxuma la ak Union africaine problème yi démarré na de Direct News ne Ousmane Sonko ki gaayam kay waaye Yewwi dañoo dal ci kaw Macky Sall njiitu réew mi ndax luñ ko yàqul démb ci seen janook taskatu xabaar dañ ko fàtte le mandat ne waxtaan wi Macky Sall bëgg a sumb ci réew mi waaye Yewwi nee nañu demuñ ca te duñ ca yónnee yëgle kaay bi ne Yewwi kay nee nañu Yewwi dañoo lànk tëdd ci naaj bi ba banku ne duñu wuy ji Macky Sall njiitu réew mi laas ni ñoom l'opposition bi nee nañu dinañ def proposition de loi ngir xeex góor jigéen ci Sénégal bés bi le jour dégle kaay groupe immédiat bi ne préfet bu Ndakaaru ginnaaw marche bi nga xam ne gantal na ko gaay aljuma gi ñu génn tey ji nangu na ko bés bi ne Y'en a marre ak waa FRAPP nee nañu yoon a ngi jéng ci réew mi te nag lii dañ ko war a jubbanti mu tegu ci yoon ndaxte nee nañu lii am ci réewum Sénégal ci wàllu yoon daal dafa war a jeex lii Quotidien bu dee préfet bu Ndakaaru nangu na manifestation bi ñuy amal liggéey tey ji waa Y'en a marre ak waa FRAPP nañ ko santé Mouniaye Cissé ak Alioune Tine ndax na ñaari gaay ñoo ci dox tànku jàmm ba préfet nangu manifester bi ni ki tey ji La Tribune ne ci aljuma ku tàng jër ba noppi bëri nit la ñu jëm ni ki tey ji ndaxte manifestation bi gaay yi woote ay coalition parti ki syndicat yu bëri nee nañu kenn du leen fa jiitu régie publicitaire yi waxi noppi yéeglekaay bi ne ñoom ñëpp joxonte daje tey ji ginnaaw jullit aljuma gi ba noppi critique ne waa Y'en a marre ak waa FRAPP nee nañu yoon a ngi jéng maanaam justice kumba am nday kuma amul nday moom ci réewum Sénégal te lii moo fi war a jeex njiitu UMS ci critique mel ni ko leen tontu ndaxte nee na yoon gu tëddee njaaxaanaay moom ci réew mi te loxo kenn nag nekku te du loxo njiitu réew Macky Sall ak kum mënti doon ci Sénégal ndaxte Ousmane Chimère Diouf nee na yoon mësta jéng ci réew mi Vox Populi justice kuma am nday kuma amul nday kay moom ci réewum Sénégal waaye kaddu yooyu waa UMS nee nañu bëgguñu ko dégg tey ni ki ëllëg terewul waa Y'en a marre waa FRAPP ak waa Yewwi ñoom ñëpp tey ji nee nañu ci mbedd bi leenu jëm ñu dem ci Les Échos fekk fa juutu UMS du Ousmane Chimère Diouf muy défendre magistrat yi ci Sénégal ba noppi di yebbi dëggam ginnaaw sonk yi nga xam ne bés bu nekk ñu ngay def yoon justice ci Sénégal rawatina magistrat yi ci Sénégal source a ne njiitu UMS kay nee na gisul benn problème ci Macky Sall njiitu réew mi li mu desee ba tey ci conseil supérieur de la magistrature moom Ousmane Chimère Diouf yamu ca ndax nee na gisul benn problème ci affectation Souleymane Teliko ca Tamba las ne Ousmane Chimère Diouf kay nee na bu dee yoon a ngi jéng wala bokk justice bu Sénégal dërëmam bu timee ñoom ñu sekk justice yoon ci Sénégal lu jiy njaak ñooma Sud Quotidien magistrat ci Sénégal nee nañu danañ xal seen tànk tubay ngir élection yi ci Sénégal leer nañ te togg ci yoonu siraatal mustaqim bés bi ne Bibi Baldé génn ci pétaralam wax ci coow li nga xam ne moo jolli ci poste jamono ji ginnaaw lu ëpp benn milliard suñu kobar yoo xam ne moo fa naax saay yëglekaay bi ne moom Abdoulaye Bibi Baldé janook taskatu xabaar la gontee ni ngir démb ngir yebbi dëggam ak fësal ak ragu ba seet wicc ci coow li nga xam ne moo jolli ci poste sursoine Bibi kay jël na lépp xëpp ko di ko jiitu ci poste ndaxte nee na coow li jolli ci poste bi takku ci laalewu ci coow dëgg nag moo jolli ci SAR libération ne marché yaa ma neex gu toll ci ñaari téeméeri milliards moo fa jolli yëglekaay bi ne li gën a doy waar ci mbir yi nag Manar Sall njiitu Petrosen ne day bëgg a sauver SAR te moom la ñu ko dénk waxtu wi ci sukuraat dëgg nag la nekk Vox Populi ne jàppante gu tar démb moom ca dig division des investigations criminelles ginnaaw cool passeport yu jolli ci Sénégal diggante présidence ak ministère affaires étrangères ci Sénégal yëglekaay bi ne civil yi ak gendarme yi démb yonoon tumalante ku nekk dugal sa morom ba mu dugg yëglekaay bi ne ñaari gendarme yi nag ñu ngi ca garde à vue te ñi interpellé ñoom ñëpp ni ki démb tey jii la ñeen di defeere bés bi Soleil ak Le Quotidien jox kàddu gi njiitu réew mi Macky Sall muy wax ci pétrole gaz bu Sénégal moom Macky Sall nee na pétrole bee gaz bi mën a doon musiba ak loraange ci askanu Sénégal gépp moom Macky Sall ne bu weesoo développement bi nga xam ne bëgg nañ ko ci pétrole gaz bu Sénégal bi gisu ci beneen jafe-jafe Les Économies benn doomu Sénégal buy dund ci Espagne moo rendi jabaram ci kanamu ñaari doomam yëglekaay bi ne waa ji fanweeri at ak juróom-ñaar lañ ko fëgg ak alamaan bu toll ci juróomi téeméeri juróom-ñaar fukki millions Ibrahima Sy mi ñu faatoon ca Kër Massar ay mbiram libération ci la xëy ni ki tey ji jox kàddu gi waa ji ko faatoon di bàcc géej ñu gën ko xam ci Sakumba yëglekaay bi ne ñaari junni moo leen boole ba bàcc faat Ibrahima ñu bàkku jëm ci làmb ja sunu làmb yëglekaay bi jox kàddu gi Lac de Guiers 2 muy joxe xalaatam ci jàkkaarloo Tapha Tine ak Boy Niang 2 Lac de Guiers 2 nii saa bu Tapha Tine nag jàppee ci ngëmu Boy Niang 2 mooy combat bi tas na ndax wax ji jeex na li jeexagul koy mooy coolu jol ci kaw SJ bés bi la jour ci xale man day Anna Ndiaye ni benn xale bu jigéen bu ñuy wooye SJ am na jabat am na jëkkër te jëkkër ji mu nga ci Espagne moom la benn faram bu ma xamante ci Facebook bi ëmbal mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon lu gën a fës si yéenekaay yi mbokk téléspectateur li tamit moo gënoon fës si xibaar yi di leen gërëm baax di leen sant amuñu seen fay ñu yendu si jàmm